maaleykum salaam Babacar xibaar yi li ci gën a fës accident yi di wéy di lëmbe ñetti nit faatooti nañu booru Rosso démb muy benn ambulance bu doon jël yi ñu accidenté moom moo mujjee accidenté jafe-jafe koppar yi kër gi di sax di jànkonteel léegi mu ne doon lu ñuy fàtte bu ñu sukkandikoo ci ministre du pétrole et des énergies Mouhamadou Makhtar Cissé ndigal jox nañ ko ministère des finances pour mu fay bor bi nguur gi yoreel kër googu di Sarr baykatu soble yu potu mere lool directeur bu ARM tax ñuy sakku ñu mu abale loolu nag gannaaw bi Abdoul Sy jëlee dogal ubbi nag marché bi soble yi importé bi di dugg si fii ci réew mi dialogue politique bi juboo amagul ba léegi ci dugal bulletin unique ci wote yi wante nag taxawal nañu benn commission technique buy liggéey ci wàll woowu daañu teg xibaaru tàggat yaram chronique culture bi jeexale ak li ci yéenekaay yi mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne suñu nañ ci ay faram-fàcce. El Hadj Ndiogou Diène. mbokk yi ñu leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaaru suba gi dañ koy door ak beneen accident bu amati démb ci yoonu Rosso Béthio benn ambulance bu doon jëli ay nit ñu am gaañu moom nag dafa accident ba ñett nit ñàkk ci seen bakken keneen jëli ci gaañu yu métti leerale Mamadou Diagne. bi ñeenti waxtu tegalee ay simili la accident bi daal di amee ci route nationale numéro 2 bi booy génn ci Rosso Béthio accident bi dox ci diggante benn ambulance SAMU ak benn auto marque Citroën ñu daal di koy immatriculé TH 8730G ñu daal di mbëkkante ba ñetti nit daal di ci ñàkk seeni bakkan ak kenn koo xam ne jël na ci ay gaañu yu metti ñett ñi nga xam ne ñàkk nañu seeni bakkan ñoom ñëpp ñu ngi woon ci auto bii di Citroën bi te seeni néew ña nga leen yóbbu ci morgue bu centre de santé bu Dagana bu fekkee ki si blessé moom mi ngi nekkoon si ambulance SAMU bile te yóbbu nañ ko fee sa centre de santé bu Rosso Béthio ngir amal ko fa faj yu njëkk yi ambulance bi nag ñi ngi ko yóbbu si hôpital bu Richard Toll ngir amal li nga xam ne mooy formalité yi Mamadou Diagne Richard Toll rajo Futurs Médias. Mamadou Diagne ñu fàttali ambulance boobu nag dafa demoon jëlee ay nit ñu amee gaañu gannaaw bi nga xam te ne cortège bu ministre bi yor wàllum dem beek dikk bi maître Oumar Youm dafa amoon ak accident foofule ca diwaan googule ñetti nit sax amoon ci gaañu yu ndaw gannaaw bi ay oto daal di mbëkkante 8h tegal ñaari minutes. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. wéy ci xibaar yi wax ci leneen di jafe-jafe yi nga xamante ne kër gi di Sarr mi ngi koy jànkonteel di jafe-jafe koppar jamono yëpp ñu koy wax waaye nag ki nga xamante ne mooy ministre Mouhamadou Makhtar Cissé di ministre du pétrole et des énergies mi ngi dalal xel yi nee na nag njiitu réew mi jox na ndigal ministère des finances su ko defee koppar bi nga xamante ne nguur gi daf ko yoreel waa Sarr ñu daal di koy fay suñu mu gën a gaawee kër googu mën a sëqaliku ñu déglu kàddu yi Mouhamadou Makhtar Cissé ci micro Fama Dione. nguur gi day yoreel Sarr du yoreel nguur ndax entreprise buy liggéey di nga yoreel état impôt lu mu bon donc ay difficultés yuy am la parce que état bi lu mu jànkonteeg dafa bëri lu mu war a faj ci soxla dafa bëri léeg-léeg mu am lu la bett parce que du lépp ngay prévoir rek mu ñëw nga war ci taxaw parce que da nga yeewu suba nun la Dakar inondé na wala lii am na wala leneen am nga war ci def koppar yu bokkul ak li nga prévoir oon donc état nu muy fonctionner ci complexité boobu loolooy waral ñaari léeg-léeg yenn retard yi di am naam nguur gi yoreel na Sarr te jël na ay président de la République jox na ay ndigal ministre de l'économie des finances man dama tàmm tur bu yàgg bi ndax foofu laa doon liggéeyee ministre des finances et du budget la tudd léegi jox na ko ay ndigal pour mu jël jëpp matuwaayam pour lu nu war a yoreel Sarr ak lu nu war a fay Sénélec ak lu nu war a fay yeneen entreprise Sénégal yëpp mu fay leen ko pour mu continuer dox ndax entreprise yooyu soxla nañu loolu ñoom itam pour honorer seen ay engagement mu nekkoon Mouhamadou Makhtar Cissé moom ministre pétrole ak énergie yëkkati yooyu lay kaddu démb ca Hann gannaaw ba mu demee nemmeeku ji ay lamp mbedd yoo xam te ne ko faa def di nag lu toll ci juróom fukki junni lamp mbedd yoo xam te ne jant bi lay doxee ñu def ko fa nee na nag fii kon ci réew mi yëpp kon lu toll ci juróom fukki junni lamp mbedd yoo xam te ne si jant bi lay doxee daañu ko defal ci biir réew mi moom Mouhamadou Makhtar Cissé ne li ñu ci jublu nag mooy wàññi facture ñii di maire yi facture courant lamp mbedd yi nga xam te ne day seer lool Fama Dione. mbeddu Hann Maristes yëpp la ñu leeral ak i lampadaire projet bi nag buñ ko xaymaa ëpp na 57 milliards ci suñuy koppar di xaalis woo xamante ni benn wàll gi trésor public français moo ñu ko abal fi mu toll nii nag 2000 lampadaires jot nañu ci objectif boo xamante ni 50 000 la Mouhamadou Makhtar Cissé muy ministre du pétrole et de l'énergie. lu am solo la parce que lamp mbedd yi
d'abord affaire sécurité la ndax su lëndëmee lu bare mën naa xew lu bare ci lëndëm lay xew donc leer gi baax na pour waaye lampe mbedd yi aussi dafa baax ci dundinu nit ñi ak si seen koom ndax gis ngeen su lampe yi tàkkee ñu ngi ko romb léegi ci mbedd mi gis nañu suñu yaay yu bëri suñu jigéen yu bëri ñu ngi toog di lal di jaay ba heure bi su fekkoon lampe amul loolu du mën a nekk. projet bi nag doon na lu am solo ci collectivité locale yi ñoom ñi nga xamante ni amel nañu Senelec bor boo xamante ni romb na ay milliards Babacar Mbengue mooy maire bu commune bu Hann Bel-Air. ñun romb nañu kontaan sax parce que monsieur le ministre bu doon suñu sago li ñu def dafa méngoo ak la nga xam ne moom lañ doon xaar dafa am loo xamante ne dañ koy rafetlu bu baax a baax ci liggéey yi nga xam ne moom la collectivité locale yi maanaam mairie yi di am ak état parce que dëgg la état investissement bu muy def bu ne dafay jëm ci collectivité locale donc municipalité ak état dañu war di lëkkaloo. fii ak 2021 juróom-ñetti communes yu nekk ci fukk ak ñeenti régions yi daañu leen électrifier ak i lampadaire yooyu nekk daañu am ay fonctions yoo xamante ni daañu mën a ràññee guddi ak bëccëg. Fama John wax ci wàllum soble si ñi nga xam te ne ñooy béykatu soble ya nekk ca Potou ñoom nag jamono ji jaaxle ak mer la ñu def loolu nag li ko waral moo di ne dogal bi nga xam te ni dañ ko jël jëm ci dañu bi marché bi soble bitim réew bi importé bi dugg ci fii ci réew mi nee na nag loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg ndaxte lépp fukki junni tonne soble mi ngi seen loxo ci seen i magasin kenn jënd ko kon yoon yi ubbi marché bi ñoom sax li ñu bëgg mooy ki nga xam te ne mooy directeur bu ARM daal di leen di abal ñu tekki ndombal tànkam Abraham Paul Puy. ci place u brassard rouge ñoom producteur u soble fii ci zone Potou nag ay saako soble yu jeex la ñu yoroon ñenn ñi takk ko ci seen bopp ñenn ñi yor ko ci seen loxo ngir ñu manifester seen nakar producteurs yi nag ñoom lu ñu bëgg mooy directeur bu ARM ñu dàq ko Mamadou Badiam Yodi moom mooy président national bu interfilière oignon. Amadou Sy gomul boppam gomu réew mi nekkul nit ku leer kilifa day nekk kilifa waaye xëy nga ne lu bu la neexee bu la naqadee da ngay wàcce ubbi waat marché bi bii soble bi jóge bitim réew ñu ngi fii 10 000 tonnes ci Potou ci commune Léona waaye ñu ngi 8 000 tonnes ci marché Dalifort. producteurs yi nag ñoom seen xel dalul benn yoon ci wax yi nga xam ne ARM wax na ko looloo tax mu bëgg ubbiwaat marché bi. yokk soble du sunu wareef du suñu cër mooy béy jaay marché prix ki ko yor mooy commerce intérieur ki ko yor mooy ARM ki ko yor mooy ministère bu commerce demoon nañu ba 375 tey ñu ngi jaay 350. ci nii nag la producteurs yi di ñaanee président de la république mu jël ay ndogal balaa muy wees. 15 jours rek bu ñu ko amee jaay lépp même du jeex sax nekk da ba tey mu ngi ci tool yi noonu kay bu ñu ci dégg xam nu ñu def fii mu nekk nii yëpp ñetti camion bu ko bee ARM sotti ko biir ARM. suñu sukkandikoo ci interfilière oignon bi nag ci Potou rek am nañ fi lu toll 10 000 tonnes fi nga xam ne fa la ñuy dajale soble gu ñu béy ci zone gile ak ci marché Dalifort am nañ fi tamit 8500 tonnes ñoom ñu jàpp ne production boobu rek mën na alimenter marché bi ba fii ak at bi di jeex mu nekkoon Abraham Paul Puy Potou RFM. Abraham Paul Puy dem ba diwaanu Njaareem wax nag ci jafe-jafe yoo xam te ne ñu dëkk ca wetu kaso ba ñu ngi koy dund ndaxte nee neen ndoxu foos yi jóge ci kaso ba dafay rogalaat daal di taa ci mbeddi seen quartier yooyu du leen di ni ay jafe-jafe yu tal seen wàllu dundin tax nag ñuy sàkk ñu dimbal leen ci waaye ñi nga xam te ne ñoo jiitee kaso ba nee neen nag mbir yi nag amaguñ ci pexe fi mu toll nii leeraleeg Babacar Diouf. diggante école Cheikh Awa Balla Mbacké nekk école primaire bi njëkk ci département bi ak centre de santé bi lañu dëkkal ñi nga xam ne ñoom caabi féeti seen gannaaw maison d'arrêt et de correction bu Bambey nekk bâtiment bu yàgg li nga xam ne moo di fosse septique ni ndox mi fay balle di tuuru ci biir dëkk bi mu métti lool ñi nga xam ne ñoom ñooy waa dëkk bi. ñun lan la ñu bëgg ñu jëlee ko fi ñu defal ñu fii loo xam ne ndox mi jóge fi waaw puisque ñoom ñiy dund ndox mi sax di ko noyyi ñoom ñiy toog foofu di liggéey di dund ndox mi di ko noyyi sax xam nañ ne baaxul. ñi ngànk pénitencier bi xam nañ ko te gis nañu ko. C'est de l'eau qui coule qui sort des fosses et qui se déverse. jafe-jafe bi gis nañ ko te xam nañ ko ndox mi mooy jóge ci fosse yu mag bi di dem ci mbedd mi loolu nag def na problème boo xam ne ni jaaxal nañu te métti nañu loolu. wante pour Djibril Rouba solution buy wéy amaguñu ko ci problème bi. On gère ça à notre manière. Tantôt c'est des vidanges et tantôt bon. ñu ngi koy jéem a saafaral sunu bopp xanaa bu ñu toogee ba mu yàgg ñu woo vidangeurs yi ñëw manque foos yi
bu dul loolu nag am na benn bassin de rétention bu ñu defar fii wante day dem ba fees moo tax ndox mi di tuuru ci biir dëkk bi. Ce bassin de rétention se remplit tellement qu'il y a de l'eau qui sort parce que la terre en a tellement pris que elle peut plus prendre. moo na de ay doomu Bambey yoo xam ne ni ñu ngi ci concept bi ñuy waxee Bambey Smart City nee nañ am na étude boo xam ne ni def nañ ko te li ci nekk mooy saafara li nga xam ne mooy jafe-jafe yi foos yi jógee ci mag bu Bambey. Bambey RFM Babacar Diouf. RFM rajo askan wi. 8h dem ba tegal juróom-ñetti minutes wéy ci xibaar yi wax ci kuréel gi di Jamra Mbagne Gàcce ñoom nag ñi yeesalaat seen i kaddu ci ne nag nguur gi dafa mel ni ñoom ñooy jàppale ñi bëgg a dugal ngóor jigéen fii ci réew mi ndaxte nee nañ lépp fukk ak juróom ci récépissé daan nañ ko jox association yoo xam te ni ay góor jigéen ñaari tur yu góor ak yu jigéen tax ñu bëgg nag ñëpp daal di ci taxaw ngir xeex lu ni mel daal nañ tamit ci warikat bi nga xam te ni mooy nag Ouzin Keita nee na nag bokk ci ñi nga xam te ni dañuy gën a dooleel góor jigéen fii ci réew mi ñoom nag waa Jamra fas yéene nag amal ab tukki nemmeeku ci njabootu diine yi nekk ci réew mi ngir ñaax leen ñu jug ko taxaw ndaxte buñ ko defu rek liiraam ci ñag bi la jëm góor jigéen dina am doole fii ci réew mi. wax ci wàllum drogue yi ñu jàppoon ca port bu yàggul forum civil yëkkati ci kàddoom di sàkku ay daan yu mët sëkk ci ñi nga xam te ne sa loxo takk na ci nee na nag yoon na dem ba jeex ci liggéey bi ay daan bu ko jaree ci kër gi di Grimaldi nga xam te ne ci la ñu dugaloon drogue boobu di ay cocaïne naka noonu tam Dakar terminal dañ ci déglu kii di Djibril Gueye bokk ci bureau exécutif bu forum civil ci jokkoom ak Mamadou Mandione. loolu lu am solo la ndax lu mel ni ci réew baaxul ci économie bi baaxul ci ndaw ñi baaxul ci dara lu jëm ci réew mi ci lu baax ba tax na forum civil ci déclaration bi mu ngi wax dëgg yàlla félicité aussi surtout administration douanière bi ci lu mel nii taxawaay bi ñu ci am taxawaay bu dëgg bi ñu ci am di ñaan aussi nguur gi vraiment ñu jël lépp lu nga ay matukaay ba ñi nga xamante ni comme lu mel ni Grimaldi biñ ci lim bépp daan yi war ñu teg ko ci kawam ba képp koo xamante ni sa xel ne woon na ci lu mel nii nga commencé di xam ne Sénégal fonk mi ngi ci taxaw da am ci taxawaay bu dëggu fexe ba aussi ba enquête bi wax dëgg yàlla ñu bàyyi ko mu dem ba jeex kenn bañ ci dugal kenn ñu bañ protéger kenn nga xamante ni dëgg dana feeñ ci mu war a feeñee fexe aussi wax dëgg yàlla que lépp loo xamante ne war na cee leer mu leer ci te forum civil yi mi ngi wax nguur gi mi ngi ci gannaawam fexe na ko jàppale ci lépp loo xamante ni moom mën na ko ci mbir yu mel ni taxaw ci taxawaay bu am solo taxawaay bu am rigueur taxawaay boo xamante ni nag surtout day am sanction ba nga xamante ni suñu réew réputation bi mu commencé am ci nekk plaque dans drogue ci réew yi ñu wër ak yi ko gën a yaatu yëpp yooyu yëpp ñu mën cee mujj pour suñu économie ak suñu doomu réew. mu nekkoon Djibril Gueye bokk ci forum civil soxna si di Seynabou Ndiaye Jaxate moom daal nañ koy tabaat ci bopp kuréel gi xeex ger ak mboxum ci réew mi di OFNAC njiitu réew moo def lu ni mel ci décret moom nag mu war a wéy kon wéyal liggéey bi beneen ñetti at yi ñu ko tabb ci bopp kuréel googu mandat bu njëkk bi nag jeexoon ci weeru juillet bii ñu weesu. wax lu soxal wàllum politique ak nag waxtaan yi ci sumb di dialogue politique bi juboo nag amul seen diggante nguur gi ak kujje gi ci lu jëm ci wàllum bulletin unique maanaam suñuy woteeti benn bulletin képp la ñëpp di wote ñaari wàll yi nag dañoo juboo ci taxawal commission technique boo xam te ne moo koy saytu te commission boobu nag talaate bii di ñëw ci leen nag wax lan la ñu jàpp ne tënk ko ci wàllu woowu Jean Paul Ndour. biñ génnee ci seen ndaje bi comité technique bi faree ci nguur bi mujjewul déggoo ci ni ñu war a jëfandikoo bulletin unique bi Cheikh Sarr moo yore seen kàddu. comité bi bu liggéeyee ba xool li nga xam ne càmbar li ñuy woowee bulletin unique ñun majorité bi ci boobu la ñuy wax la ñu ci xalaat waaye bu ñu kenn wax loolu lu ñu waxul waxaguñu que ne ñun ñii dañu d'accord nañu bulletin unique mais dañu ne na commission bi liggéey bu liggéeyee ba pare li ci suñu xalaat dinañ ko wax. waaye déggoo mujjee na am ci ni ñu war a falee maire yi ak ñi war a jiite conseil départementaux yi Cheikh Sarr. président conseil départemental ak maire du ñu xaarati ba fal conseil ñu fal ko ñoom mais nit ñi nga xam ne ñooy wote ñooy fal directement ki nga xam ne la ñu bëgg mu nekk seen maire ak ki nga xam ne moom la ñu bëgg directement mu nekk président conseil départemental. léegi nag comité boobu ñu taxawal dina xool nan la ñuy def ba adjoint au maire yi nañ leen di fale dina def ba xool ñi nga xam ne mooy vice président conseil départemental nañ leen di fale dina dem sax ba xool bu demee ba maire bi wala président conseil départemental mënatul nan la ñuy def ba remplacer ko. élection locale yi ñu ngi ko war a amal benn fan ci weeru décembre atum 2019 ci dogalu njiitu réew mi Macky Sall.
Jean-Paul Ndour des ba léegi ci wàllum politique ak waa Pastef seen njiit Ousmane Sonko moom nag dina janook taskatu xibaar yi naka tey jii ci ngoon mu nar a àddu nag ci coow lim ne dafa am ci wàllum weñ gu feleme ni nga ko joxee ci noppee nag ay waxtu buñ ci tegee waxtu kon bu juróomi waxtu jotee Maître El Hadji Diouf di avocat Mamour Diallo moom tamit dina janook taskatu xibaar yi ñu fàttali ne nag coow jox na diggante Mamour Diallo ak Ousmane Sonko jëm ci juróom-ñeent fukki milliards ak ñeent yoo xam te ni kii di Ousmane Sonko nee na Mamour Diallo da ko lubal tax sax ba nee na day porte plainte naka noonu tam Mamour Diallo tamit nee na day porte plainte kii di Ousmane Sonko. RFM Sport. xibaaru tàggat yaram Youssouf Bodian lañ ci àndal Youssouf ñu ngi lay nuyu. di la fay Ndiogo. wàllum Jeux africains yi lañ koy dooree di amee ca Maroc yeneen ñaari médailles Sénégal am na ko. médaille bronze la kii di François Mendy am ci wàllum athlétisme 110 mètres et ndaw sénégalais bi kon jël ñetteel place bi ci finale bi ak chrono 14 secondes 05 médaille de bronze tamit ci escrime ki ko gagné mooy Salimata Sabali ci wàllum épée individuelle kon Sénégal léegi fukki médaille ak benn la am mu doon benn médaille d'or te Mbagnick Ndiaye gagné woon ko ci wàllum judo ak fukki médaille de bronze ñuy xaarandi bu baax a baax te ci mercredi bi jongante yu jëm ci wàllum bëre te Sénégal sax wàllum bëre ci atum 2015 taxawaay bu am solo la ci amoon ndax amoon na ci juróom-ñetti médaille benn médaille d'or ak benn médaille d'argent. ci wàllum football moom équipe bu Sénégal bi suñu gaynde yi demi-finale la ñu yem. gaynde yi démb kon ñoom dañoo taxaw ci demi-finale yooyu la kon du ñu mën a défendre seen médaille d'or seen titre bi ñu gagné woon ci atum 2015 ndax dañ leen éliminé ci demi-finale yi Burkina Faso moo leen daan ginnaaw tiro bi 4-5 Sénégal lañ ko mënewoon ci score bi 81e minute la ñu égalisé Youssouf Badji moo égalisé moom capitaine Sénégal bi sax moo raté penalty bu mujj bi kon ci série yi Sénégal mardi jeudi prochain day jogante ak Mali ngir xëccoo médaille de bronze bi finale bi Nigéria Burkina Faso vendredi bu 15h jotee. football ba léegi waaye fii ci biir réew mi nawetaan yi ak phase nationale yi wéy ca Louga. yenn ci résultat yu ñu am kon démb Marbat bu Louga ak Cosaan 0-0 Cosaan bu Saint-Louis Jamono bu Louga Echo bu Dakar 0-0 tamit jàppale ni kon équipe bi di Saloum bu Fatick Ersan bu Thiès moo ko daan ñaari bal ci benn. Abdou Diop mooy entraîneur équipe bu Thiès bi ñu déglu ko ci micro Baye Assane Diawo fële ca Linguère. waaye man alhamdulilah ba pare ndax li ma joué day war day na ma ndax kontaan naa ci ñoom ndax mi ngi ñëw obligation victoire la ñu amoon pour gagner mais au finish alhamdulilah sant yàlla am nañ ko quoi suñu quatrième dernier match de poule pour am 9 points pour mën a dina toog ci poule bi pour mën a liggéey suñu qualification au finish am nañ ko. ndax seen génn wóor na. waaw incha allah wóor na ak 90% incha allah sera au huitième de finale. lan mooy sa mébét pour phase nationale. waaw sa mébét du daal lu jël coupe bi nga xam ne moom moo nekk bu ñu bi jógee Thiès loolu la ñu yebee te incha allah mooy suñu def ñu continuer suñu parcours ci loolu. merci. Abdou Diop kon di coach bu Ersan bu Thiès daan Saloum bu Fatick ñaari bal ci benn Déggo bu Linguère UFAN bu Kaolack moo ko daan benn bal ci dara nawetaan ba léegi ak waa Mbour ñoom nag dogal bi nga xamante ne moom la préfet jël démb wax ni léegi mën nañu commencé waat nawetaan yi ginnaaw bi ñu ko ajee bi ñuy waaj a dugg ci campagne électorale bi wàllum présidentiel loon waa ODCAV di ko rafetlu ñu wax ni ñoom it fu mu toll nii pare nañu ngir dooraat mbir mi ñu déglu Pape Amar Mbodj moo jiite ODCAV bu Mbour ci jokkoom ak Omar Mbow. waaw maa ngi rafetlu le fait que préfet Mbour jël décision arrêté tey yëkkati tere interdiction bi nga xam ne defoon na ko ci veille élection présidentielle nga xam ne départemental rek moo desoon loolu tamit dañu dara leeral la toutes les finales de zone quasiment footballoon nañ ko finale départementale moo desoon. préfet jëloon benn ndogal ne campagne bi moo tax mu arrêté final bi waroon am ñun tamit bu ñu ko amee en républicain dañ ko nangu ñu nangu ko toog ba tey ci suba nag inspecteur départemental des sports Mbour indil ñu këyit war nañu ne préfet kat tere bi nga xam ne tere woon na ko levé na ko notifié ñu arrêté bi jox ko police jox ko gendarmerie jox ko acteurs yi ñëpp nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu mouvement nawetaan may wax tamit également que dispositions yi ñu war a jël nañ ko ci 34 zones yi parce que ODCAV Mbour 34 zones la am jël nañu ay formule dinañu permettre dinañ terminer les phases zonales et les phases départementales avant la fin de l'année incha allah rabbi.
Youssouf wàllum football ba léegi waaye ca tugal tey jii daañu wéyal match barrage Ligue européenne des champions. démb nag ñetti équipe qualifié nañu ci phase poule Ligue des champions boobule bokk na ci club bu Grèce bi di Olympiakos mi daan Krasnodar ñaari bal ci benn doomu Maroc bi di Youssef El Arabi moo dugal ñaari but club grec bi nga xamante ne kon Pape Abdou Cissé nekk international sénégalais dugg na ci 65e minute de jeu Dinamo Zagreb Étoile Rouge Belgrade ak ñi di ñoom kon bokk nañ ci ñu qualifié tey ci mercredi bi club Bruges ak sénégalais mi di Krépin Diatta Amadou Sagna Ousseynou Kabé Diagne ñoom kon ñooy dalal Linz Ask match aller bi doomu Belgique yi ñoo gagné woon kon benn bal ci dara ci Angleterre but bu njëkk bu Ismaïla Sarr ci titularisation bu njëkk ak Watford international sénégalais bi dugal bi bu njëkk ci ñetti yu clubam dugal ginnaaw kon bu mu daanee démb Coventry City ci 32e de finale coupe de la ligue bu Angleterre rendez-vous bi ci topp kon ci Ismaïla Sarr ñu jàpp ni tamit dina nekk titulaire ak Watford samedi 14h Newcastle la ñuy dajal ci ñeenteelu bëccëg Premier League France lañ koy jeexalee ak ñetteelu bëccëg Ligue 1 Lyon Olympique Lyonnais moom kon dañ ko freiné Montpellier moo ko daan benn bal ci dara bii mooy kon bii bu njëkk bu waa Lyon encaissé championnat bi mu dooree ba léegi ndax ñaari bëccëg yu njëkk yi ñoom waa Lyon dañoo dugal 9 buts te kenn dugalu leen kon démb dañ leen daan dinañ jeexal kon ñetteel bëccëg boobu nga xamante ni ay match retard la di ko waral mooy G7 bi ñu doon amal foofu ca Biarritz Lille mooy daje ak Saint-Étienne bu 17h jotee Nice Olympique Marseille 19h Ndioko. jaajëf Youssouf ñeen ak jàmm. ak RFM kumpa jeex na. yegg si léegi ci wàllum aada ak cosaan chronique culture bi dañ ci ànd ak Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi fukk ak juróom-ñeenteeli édition centre aéré bu maison de la culture Douta Seck ñu ngi koy wëyal tuutànk yi di ci am ay activités artistiques yu am solo waaye itam ay atelier journalistique suñu naataango bi di Fatou Kiné Sène moom moo jiite yooyu les ateliers ñu déglu ko. am nañu ay ñaar fukki xale yu inscrire ci atelier journalisme xale bu ñëwee di bindu dañ koy laaj ñaari atelier nga gën a bëgg def ci atelier yi fi am yépp parce que am na ay 7 ateliers ñi fi ñëw nag la plupart dañoo choisir journalisme wala audiovisuel wala journalisme wala littérature wala journalisme wala slam booy seet nag métier yooyu yépp am nañu ay link daal seetlu nañ ne ñi ko choisir ñëpp dañoo am papa wala yaay bu nekk journaliste bon ça veut dire que ñoom déjà environnement journalisme boobu ñu nekk moo leen gën a attiré ñu bëgg cee xam lu bëri. daal di wutali Kaolack ngir gën a xamle ak site mégalithique bu Sine Gayène nekk ca commune bu Gayène Sabax ministre de la culture bi mu ngi woon foofee ni ki démb mu diggee ni site boobee ñu gën ko may gëdd mu di itam gis-gisu maire commune goge Ibrahima Diamé ngir yeneen i leeral. site mégalithique bu Sine Gayène yaatuwaayam toll na ci ay hectares bërëb la nag bu nga xamante ni dañ ko classé patrimoine mondial liñ fa mën a gis nag mooy ay xeer yu dijj yu nga xamante ne dañ leen samp ñu def ay cercle mu mandargal nag histoire bu yàgg a yàgg moo ne de ñoo ngi fii depuis 300 ans avant Jésus-Christ tey jii am nañ fii lu mat 2 junni at Abdoul Aziz Guissé moom mooy directeur patrimoine culturel. mais luy mandargal tamit ni suñu maam yi amoon nañ xam-xam amoon nañ civilisation ndax ki samp lii muy dund ba tey ku ko gis xam ne xarañ dëgg moo koy def. donte nag promotion site bi la des na ndax ba tey électricité amu fi te yoon yi balaa nga fi yegsi ay coono la moo waral meeru dëkk bi di Gumbogay di soñ autorité yi. donc am na ñoo xam ne tey bëgg nañ ñëw ci site bi mais problème d'accessibilité moom la ñu am maanaam amuñ fu ñu jaar ñuy xaar ministère yi fi daje yëpp muy tourisme muy culture ñoom ñëpp ñu jàppalante pour que Sine Gayène dans quelque temps ñu am yoon boo xam ne dina gën a désenclaver site bi. tey site bi buñ ko dundaloon tey mën na ko joxe xëy boo xam ne jarul kenn du dem ñëpp dañuy toog liggéey. préoccupation yi nag mu mel ni jëwriñ ju ñu denk wàllu cosaan ak aada noté na ko bu baax a baax ndax nee na lu yàggatul dara daañu jóg ngir gën a jox site bile gëddëm. tey question yi muy wax mooy ñu mun a organiser si ñaari weer yu ñëw benn CRD ak
acteurs yi pour que Sine Ngayène am patrimoine am histoire am ñu reconstituer histoire boobu. site mégalithique bu Sine Ngayène nag am na lu mot junni xeer yu nga xamante ni ñu ngi file ñu samp leen maam yi ñoo ko tàyyee woon mu mandargaal nag civilisation bu yàgg bu am junni ak téeméeri at. di ko jaajëfal di leen jaajëfal bu baax a baax yi nit mbokk yi ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah ci beneen chronique culture ci RFM.